télévision Futur Média. ay ci bismillah ñu bàyyi leen nga tasal ñu xibaar yi. aywa mbokk yi xibaar yi ngeen taax yi lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. sant leen gërëm leen ci safo bi ak kóolute bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yaak la ca gën a fës jëwriñ bi ñu denk wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye tase na ak waa Sénat ngir ñu xool ponk yu mujj laata ñuy amal jongante palub njiitu réew bokk na ca ponk yi ñu doon waxtaane lu jëm ci séddalem carte électeur yi moom Aly Ngouille Ndiaye itam dalal na xel yi nee na lu jëm ci yooyu le jongante dinañu jël seen bépp matukaay gradé gi itam def nañu seen gëstu taxaw seetlu bi sànq la woon ak taskatu xibaar yi lu ñu jàpp mooy novembre atum 2017 ba janvier atum 2019 la ñu séddale ci ay carte ay téeméeri junni la waaye ci ñaar fukk ak ñaar yu département bi itam gis nañu ne daal am na ay carte ba tey yu des ca diwaanu Njaareem moom ab jàmmaarloo moo fa amoon noonu ngeen ko gisee ndongo yu université Alioune Diop bu Bambey doon tase ak seen naataango yu ISFAR di kuréel gi tàggat ndongo yi ci wàllum mbay ak càmm bokk na ca la ko waral gune ISFAR yi dañ ne ñu waa Alioune Diop ci boppam du ñu leen dalal benn yoon ci seen restaurant maanaam fa ñuy feexloo ci njëlbéenu xibaar yi daañu dalal su benn cubb ñu doxantu ci biir réew mi dem ci gox yu fasantikoo yi ca Aéré Lao jàpp bokki jawe Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñoo yor kaaraangeem amoon na daanaka ay jàmmaarloo lu ci mën a am itam candidat yi kenn ku ne yaa ngay waaj di xool naka ngay def ndaxte dafa mel ne daal daanaka ñu ngi ci cappaandawu campagne bi mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu yaatal. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee jëwriñ bi ñu denk wàllum biir réew mi tase na ak njiital Sénat ngir ñu xool ponk yu mujj yi laata ñuy amal jongante palub njiitu réew bokk na ca la ñu waxtaane lu jëm ci séddalem carte waaye itam taxawal kuréel gu am solo googu di ceytu élection yi lu jëm ci wàllum kaaraange gi aju ci yam yi la jongante Aly Ngouille Ndiaye ne bu yeboo xel daal bépp matukaay jël nañ ko ay sëtu pay jaafaxa ba lañ ci àndal. jongante yi nag ngir élection yi bëreetul joriñ gi nga xamante ne ñi ngi ko dénk wàllum kaaraange ci biir dëkk bi di def le point ci distribution carte électeur yi ñu amaloon nag benn ndaje ngir waxtaan ak weccante xalaat ak waa Sénat ak yeneen i acteurs yi rek teg lépp ci yoon. fii ñuy wax ak yéen ci carte yi nga xam ne yi bi ñu changé système bi lañ ko defaroon maanaam bi ñuy jëm élection législative ci juróom benn million carte ak juróom fukki junni yi ak juróom-ñaar fukk ak juróomi carte yi nga xam ne defar nañ ko téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett joxe nañ ko ci li nga xam ne lii mooy carte yi nga xam ne dañ ko defaraat ci révision bi ñeenti téeméeri junni la ak fukk ak juróom-ñaar ci loolu am na ci juróom fukki junni ak ñett yoo xam ne yii dañoo changé rek seen carte électorale ci loolu aussi liñ ci mën a wax mooy téeméer bu nekk 77% day 77 mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. li waa Sénat wax nag mooy ni fu mu toll nii mbir mi yemb na. moo doon teg ay ngunees yoo xam ne dañuy toogal ci département yi dañu xoolal liggéey bi ndax liggéey bi jaar na yoon ñun sunu nit teg nañ leen fa sunu matériel yegg na li ñuy financer opération yooyu aussi. sunu ndaw yi jot nañ ko loolu ci biir Sénégal la ci biti Sénégal tamit à peu près 47 pays yoo xam ne ay sénégalais yi dinañ fa voté ñun tamit am nañ fa ay ndaw yoo xam ne ñooñu fa toogal. ministre de l'intérieur yokk si ne sénégalais yi daañuy wote ci anam yu mu gën a rafetee. xam nga bureau de vote yi nekk Sénégal lieu de vote yi boo jàppee ne juróom benn junni la ak lu topp daanaka ñeenti téeméer foog naa ne jàpp ma chiffre précisément. lu ëpp juróomi junni yi armée moo koy sécuriser. yeneen commune maanaam junni ak à peu près ñeenti téeméer police ak gendarmerie daanaka ñoo ko séddoo ci digg rek. étape bi ci topp nag mooy dem xool ci yenn région yi ndax matériel bi yépp a ngi ci place. bu ministre de l'intérieur defee benn pàcc bi beneen pàcc bi ci des gouverneur yi ñoom ñoo ko yor.
Aïssatou Paye ponk boobu nga junj itam waa GRADEC wax nañ ci mu lu jëm ci séddaleem carte électeur yi ñu ne li ko dalee novembre atum 2017 jàpp janvier 2019 la ñu séddale ci ay carte ba nu ko xayma ay téeméeri junni la waaye ba tey ci ñaar fukki département ak ñaar itam gis nañu ay carte yoo xam ne ma ngay nelaw yooyu kàddu ñu ngi ko jël ci ndaje mu ñu woo taskatu xibaar yi ka wujuloon télévision Futurs Médias di Mouhamadou Lamine Ndiaye ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. 272 141 cartes électeurs yu seen borom jotagul ci 22 départements ci biir réew mi mu wute ak chiffre bi ministre bi intérieur joxe woon ni 242 902 cartes moo des xibaar boobu groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC ñoo ko doon xamle ci seen jàkkaarloo ak journalistes yi. ñoom dañu joxe jàpp ne maanaam boo seetee ba seet li des ci carte yi nga xam ne tey war nañ ko joxe. nekk na xamu nu ñu koy waxee ci wolof waaye ci français daal nee nañu 242 902 cartes la. mais ñun bu ñu jëlee li nga xam ne moom la ñu saytu ci 22 départements donc gis nañu ne li ci nekk daanaka ci ay cartes ci 22 départements nekk na 272 141 cartes yoo xam ne kenn joxeegu ko mi ngi ci commission yi. Ababacar Fall mi toogaloon GRADEC di xamle ni tasaaroo ak changement bureau de vote yi mën na andi ay njeexital ci vote bi. bu ñu demee ci yenn béréb yi gis nañ ne modification carte électorale yi am na maanaam ay jafe-jafe yoo xam ne mën na ko indil yenn électeurs yi bu ñu demee fu ci mel ni par exemple Ndoga Babacar ci département Tamba gis nañ ne am na ay électeurs yoo xam ne toll nañu ci téeméer ak fukk dañ leen yóbbu ci bureau de vote boo xam ne. maanaam distance bi ko séparé ak ñoom fa ñu dëkk ak fa ñu daan wootee bu dëkk ba daanaka dem na ci toll na ci juróom fukki kilomètres. ci lu topp ci njàngat mi GRADEC di sàkku ci autorités yi ñu yokk datu jëlum duplicata yi ba 22 février. boo demee yóbbu sa récépissé dinañ la defal duplicata carte pour nga mën a voter ci élection yi mais décision boobu daanaka le 18 la war a la yem maanaam tey jii la war a jeex te loolu jàpp nañ ne nag gannaaw. joxe carte yi dafay dem ba veille scrutin bi daa samedi ci guddi donc loolu mesure boobu war nañ ko mën a yokk pour que képp koo xam ne am nga récépissé te gisuloo sa carte nga mën a dem daaf wala nga mën a dem ci commissariat yi ñu defal la duplicata. ñàkkum teewaayu représentant parti politique ci commission yi sekk séddalum carte vote yi doon lu waa GRADEC nemmeeku ñu dolli ne jot nañu jël représentant parti politique ci commission yooyu la. Mouhamadou Lamine Ndiaye ñu sant la gërëm la wéel xibaar yi wax ci leneen mbokk yi muy candidat yi ak seen programme kuréel gi nag lëkkale ñenn ci doomu Sénégal yu nekk ca bitim réew ñoom daal lañoo gis rek ne ci programme yi dañ leen ci xaw a fàtte bokk na ca jafe-jafe yi ñuy am këyit ak foofee këyitu juddu ak itam yeneen i jafe-jafe yoo xam ne daal jàpp nañu ne candidat yi nag ku ci samp sa ndënd di laaj war nga leen bàyyi xel bu baax la ñuy sàkku ci askan wi ne bu bësu voté ba jotee ñu dem ca mbañ gàcce ba tànn ka leen doy ci noonu dañuy teewlu nag ki nga xam ne mooy Aliou Diallo kàddu yi Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye ñoo ko taataan. parce que boobu léegi ñu ngi leen di seetlu ñu ngi leen di déglu jamono amoon na fi ñu ñëw seet si ñu waxtaan ak ñoom daja ak ñoom saafante ak ñoom mais campagne bi nga xam ne fi ngay waxee ni nga mën a téye sénégalais juróomi at yii ñëw dégguñu ci sunu bopp gisuñu ci sunu bopp. am na ñu bind am na ñu wax mais wax ci dafa yem ñun dañu bëggoon xam ki yore Sénégal juróomi at yi ñëw nan la ñuy dimbali ba nga xam ne sunu doom bu juddoo bitim réew ñu bëgg ko jox kayitu Sénégal nan la ñuy yombalee ñu mën ko defal loolu doomu Sénégal yi nekk bitim réew xam nañu li xew ci réew mi amuñu pour wax kenn kii ngay voteel walla kële ngay voteel dañ leen ñaan rek dimanche 24 février. nañu def ni ñu tàmm def bu ñu toog seen kër yi nañu génn dem ci jàmm ak salaam ak dal xool ki nga xam ne doy na leen ak ku mu munti doon ñu xool nan lañ koy voté
aywa ñu des ba tey ci waajal jongante palub njiitu réew ak la xew ca Aéré Lao ñu ne xaw tuut njombe am du sunuy kàddu nag ay ndaw neñu yu nekk foofee bokk ci APR ñoom lañ joxoñ baaraamu tuuma de daal ñoo doon indil fitna ak jafe-jafe ñi bokk ci parti bi di Pastef ndax foofee ci Aéré Lao Ousmane Sonko ma nga fa woon ci noonu dañuy teewlu teewal parti bi ca diwaan ba ay kàddoom ki ko taataan di Ibrahima Kane ak Mor Xarma ñaari ndaw yi télévision Futurs Médias yebal ñuy topp candidat Ousmane Sonko. ci campagne électorale la ñu nekk ku nekk am nga droit indi sa leader su fekkee da ngay manifester nga won ko fii am na fi ay patriotes malheureusement des jeunes qui portent le set de benn quoi malheureusement ñoo xam ne dañuy sol ay chemises benn bokk yaakaar dañuy ñëw ñu commencé di nangu ay t-shirt waa Pastef di commencé di indi ay violence di ñu néewal doole affaire ça a commencé à dégénérer certains de nos militants ont réagi et ça a eu ay désastre boo xam ne muy loolu avant l'arrivée du grand caravane les responsables étatiques sont venus c'est-à-dire les responsables yi bu ñu ñëwee c'est-à-dire responsable benn bokkaar bu ñu ñëwee on leur a dit que fii Aéré Lao la benn gox la ñu su fekkente lu mel ni am na ngay njiit say jeunes ñëw bëgg indi violence ak désastre da nga leen war a recadrer nga yóbbu leen mais il n'a même pas fait rien de tout ça qu'est-ce qui s'est passé dañuy déglu mu dem mu bàyyi ces jeunes revenir créer la violence indi fi ay désastre peut-être sax ñun suñu leen toppoon tey néew mën na fi génn wala leneen ak leneen. beneen fitna bu jotewul dara ak politique diwaanu Bambey moom université Alioune Diop ndongo ya fa nekk ñoo doon jàkkaarloo ak seeni naataango yu nekk ci ISFAR ni leen ko waxee muy kuréel gi tàggat ndongo yi ci daara yu kawe lu jëm ci wàllum sàmm ak mbay ñoom nag waa ISFAR ñoo ne daal seeni restaurant buntu ya dañu ko tëjal waa Alioune Diop loolee moo tax ba fantasiro ga am dënn jóg docce itam naka noonu loolu yëpp mi ngi am ci teewaayu Babacar Diouf toggal groupe Futurs Médias ci diwaanu Njaareem jàpp Bambey. fu nekk la nit di jóge di daw ndongo yi kenn bugg ci sa morom ñu ngi saagante ñu ngi sànnantey xeer ku nekk bëgg a gaañ sa morom ñi am ay gaañu-gaañu seen li mu yokku mu jóge ci juróom démb tey ëpp nañu fukk mu mel ni guerre dëgg am ci université bi. dugg nañu incapable luñ ci mën 2 personnes 3 loolu léegi ñu war renfort te booy fi nekk nii moom guerre lañ ko def. non guerre lañ ko def bataay rang. xanaa ñuy dimbali suñu góor yi la ñuy dimbali. police dugg ci biir ISFAR institut supérieur de formation agricole et rurale bëgg nag dàq ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiant université Alioune Diop bu Bambey ak ay lacrymogène ndongo yenn yi gis ne ñii dañoo faral ñii. lu indi lii lépp étudiant bi di ci indi leeral. démb daal dafa am ay étudiants yu nekk IADB yi demoon ISFAR pour reer foofu noonu wante bi ñu gisee ne waa ISFAR ñoom doon maanaam neexu leen noonu si liñ jotee ak étudiants yi nekk fii nii IADB ba problème yi daal di si juddoo. ñu mer lool bay futt tax ñu jógee ci campus bi génn ci mbedd mi bloqué route nationale numéro 3. Babacar jërëjëf ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci beneen xabaar bu ñu doon dégg fan yi ñu ngi doon lam-lamee naan lu jëm ci wàllum courant ñeenti fan dina am ay dog-dog ñooñu nag di waa Senelec wedd nañ ko ba mu set bokk na ja sax kenn ca secrétaire général ngeen baal ma bu Senelec di Abdoulaye Dia indi na ci ay tontu ci ndaje mënu woo taskatu xibaar yi mu ne loolee dara amu ci ay kàddu rek yu ñu yëkkati ngir yàq la dañuy teewlu ay kàddu Mamadou bi pass si soxo ak Amadou Ba ñoo ko taataan. dafa am benn këyit bu rot ci médias yi ak réseaux sociaux yi seen mbokk journaliste ñoom ñoo ne Senelec dafa prévoir couper courant bi ñeenti fan ci Dakar ñu bëgg leen rassurer ne leen loolu amul parce que ñun suñu liggéey mooy defar réseau yi te loolu dafa sukkandiku ci benn loi suñu relation ak clients yi moom moo ne bu ñu naree couper client pour ay travaux ay liggéey dañ ko war a avertir ñetti fan li ko jiitu. aywa ñu wax nag ci leneen daal muy lu jëm ci wàllum diaspora doomu Sénégal yi ñu bëgg rek mooy lu jëm ci wàllum projet yi gën a suqali réew mi gannaaw nag ba nu dugalee seen loxo ci groupe consultatif ba doon am ca Paris ñu ngi fii ci Sénégal nag ngir daal di fexe rek ba am loolu ñu naan ay carte bancaire doomu Sénégal yi na ca biti réew dañoo bëgg rek lu jëm ci koppar yeeg na muy duggee ak na nu koy soxlaa muy gën a yomb ci ñoom Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb lañ ci àndal ci ay leeral.
lii di fonds de garantie et d'investissement bu diaspora bi nag moom dafa bëgg fexe ba ñii di ay membre am rawatina sénégalais yi dund bitim réew ñu am benn carte bancaire boo xam ne bii danañ mën a yónnee xaalis seen njaboot yi fi ne waaye tamit amal ay investissement lu nu mel moom moo leen dajale ak kuréel gi di Siwa Carte doon société boo xam ne bii dafa xarañ ci defarum carte bancaire rawatina li ñuy duppee ay carte biométrique. tey li waral visite technique bi mooy jokkoo ak ñoom. jéem a trouver un terrain d'entente bu ko defee ñu mën a suñu membres yi mën a bénéficier ci carte bi yore ko war ci mën a jënd ay coupons d'investissement nekk membre di je veux dire boole ci en même temps am partie boo xam ni seen xaalis la seen dépôt la dinañ ko mën a jubale ci yeneen transaction. prototype yëpp pare nañ ko léegi li ci desoon mooy ñu finaliser simplement yenn aspect technique yi donc loolu la ñuy def tey je crois que bu ñu paree séance bi normalement war nañu valider l'ensemble des aspects techniques yëpp yi nga xamante ne mooy dox ci carte bi te d'ici ñaari weer ñetti weer incha allah waa dinañ mën a jot seen première livraison bu boobaa ñoom ñoo koy distribuer seen membres yi. Fonguat Invest boobu bëgg a dajale lépp di doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew ngir nag ñu mën a taxaw ci lii di seen développement dëkk jaarale ko ci ay investissement. ñu ci bari ci ñun am nañu xam-xam bu bari boo xam ni Amérique ma ngay utiliser jëfandikoo xam-xam boobu Europe mu ngi jëfandikoo xam-xam boobu te loolu du yoon liy dëgg mooy xam-xam boobu ñu delloosi ko fii Afrique notamment fii Sénégal bu ko defee ñu mën ko jëriñoo développer Sénégal. jëmale économie Sénégal kanam créer ay emploi bu ko defee doomu Sénégal yi mën a liggéey. ci kàddu ñii di responsable Fonguat Invest am na ay secteur d'activité yoo xam ni teg nañ leen ay gët ba pare war fa amal ay investissement mu doon lu ci mel ni wàllu mbéy wàllu napp rawatina lii di immobilier. Ousseynou Thiam jërëjëf. réewum Sénégal itam lañu yëkkati foofee ca diwaanu Afrique du Sud ndax ci dibeer ji dañ fa tabb kooku ngeen di seet muy Ibra Sow ca nag mu jiite kuréel gii di association ngeen baal ma association panafricaine des acteurs de l'assainissement autonome APA lañ koy woowe muy kuréel goo xam ne daal dafa lëkkale ay opérateur ci wàllum vidange waaye itam ci ñoo xam ne dañuy tabax ay wurmbal ñu ne fukki réew la ak juróom-ñett yu bokk dendop Afrique bi fukki yi ak benn ay francophone lañ juróom-ñaar ya di anglophone lañ ca bëgg rek bu nu sukkandikoo ci kooku di doomu Sénégal bi di Ibra Sow dañoo bëgg a fexe rek ba gën a jàppale lu jëm nag ci wàllum assainissement ak cet gi ñu ne drapeau Sénégal nag dañu ko yëkkati ca kaw ci centre international de conférence ba nekk ca Cape Town ndax foofee la ndaje ma amee lu jëm itam ci mbir moomee ba tey yeneen doomu Sénégal bokk nañ ca bureau bu bees bu APA boobile ak itam ay ndombay tànk yu bëri ku ci mel ne Mamadou Ndiour moom it tabb nañ ko fa secrétaire tabb fa Ousseynou Ndarim Diop waaye itam kooku ñu naan leen Tall Faye moom moo yor lu jëm ci secrétariat ak affaires sociales daañu ci dellu siwaat mu gën a yaatoo télévision Futurs Médias ci sama kàddu di sargal ak tatagal ak bàkk Ibra Sow doomu Sénégal boobu. ñu wéyal xibaar yi wax ci tàggat yaram ak sunu gaynde yi fële la ñu doon amale CAN U20 di ndaw yi seen at lu ci ñaar fukk wala mu yees ko te nekk ci dendab Afrique bi Niger 2019 démb ci dibeer ji ñoom sunu gaynde yi ñetteelu final waaye itam ñetteelu lajji doomu Mali yi ñoo leen génne lu ci mën a am nag Cheikh Tidiane Diagne moom nag xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum tàggat yaram muy taskatu xabaar dellu si na ci li waral li ni mel dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Sangone Mbaye ñoo taataan ay kàddu. Final dafa di li nga xamante ni comme on dit une finale elle ne se joue pas noonu lañ koy waxee finale dañu koy gagné parce que boo xoolee lu mel ni finale Coupe d'Afrique boo koy joué dama jàpp ni dafa am li nga xamante loo ci war a mën a dolli dafa am leneen loo ci war a mën a dolli mooy au-delà de. Maîtrise technique bi maîtrise tactique bi maanaam psychologie la parce que beneen match lay doon et boo dégloo sax entraîneur bi di Youssoufa Dabo dafa mel ni mu nga doon dànkaaf ay jouram parce que ñu leen ko doon wax en conférence de presse comme quoi que ni équipe bi nga xam te mooy gën a mën a dëkku aspect émotionnel bi et ci final bi yow yaa koy gagné
mais nañu continuer liggéey bi xam ne aussi que ces jeunes là ñoom ñooy incarner l'avenir proche du football sénégalais parce que ñii nii sous peu de temps di si gis ñi nga xamante ñoom ñooy nekk équipe nationale A. donc yaram ba tey dañuy jeexale ak xabaar bu tiis ci altine ji ak faatuk footballeur bi di doomu Sénégal nekkoon itam ab international moom nekkoon itam entraîneur bu AS Pikine AS Jaraaf turam dëgg di Kor Daba Arfan Sarr moom nag nee ñu du toll ci juróom-ñaar fukki jongante ak ñeent disputé na ko foofee ca mayo bu Caen ci diwaanu France mu dellu siwaat nag ci réew mi gannaaw ba mu jeexale nag lu jëm ci carrière am ci atum 2007 la woon ngir daal di ñëw yore lu jëm ci entraîneur moom nag ñu ne Coupe du Sénégal moom Kor Sarr mas na koo jël mi ngi faatu tey ji ci altine ji gannaaw wopp ju ko tëral ci ab bërëbu fajukaay ca Paris amoon ñeent fukki at ak ñett télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale waa Sénégal yëpp ci seen doom jooju rawatina ñu yëngatu ci wàllum tàggat yaram mbokk yi mu ngoog noppi nañu Asumben Cubb la ñuy bàyyi mu yaatal ci gox yu fasanti ko yeeg journalu campagne bi Chérif ma delloo la lenge yi laata astu di toog. ñu xaar en attendant astu di yegg ñu ngi lay jaajëfal soxna Fati.